mbokk yi Seydina Seck moo am mbégte ak bànneex dellusiwaat ak yéen ci seen émission pencum diaspora numéro 18 tey nag mu fas yéene nekk émission bi nga xamante ni émission la ci biir émission yi ndax bu weesoo loolu sax générique bi ma ko ubbee tey di Souleymane Faye xarit war na leen war a mën a wax ni émission bi am na lu bari lu ñu ci war a mën a jàngat muy diggante nit ak nit la relation humaine ndax mbokk yi ba ñu jógee ba tey di xeex suñu combat lu ñu tax a jóg mooy xeex injustice loolu moo lu tax ñuy sacrifier suñu àdduna di sacrifier suñu bakkan di sacrifier suñu temps ngir di waxtaan ak yéen ngir xeex loolu mu gàddaay ci Sénégal mais dafa mel ni ñi nga xamante ni ñoom la ñu jàkkaar lool nopp yu bon ñi la ñu jox dañoo tëx nanguwu ñoo siggi xool askan wi xool seen njàmbat ñuy dund ci réew bi nga xamante ni heure bu ñu xëyee injustice jaay doole di fi gën a dëggal boppam su ngeen gisee ma wax loolu dañuy jël exemple ci note bi nga xamante ni ñu ngi koy note kii di le député Khalifa Sall mu nekk loo xamante ni képp kuy sénégalais xam nga ni lii dara lal ko lul yëfu politique ndax yàgg naa leen di lay wax naan gouvernement bi lenn rek moo leen soxal muy fexe ba teg loxo lii di mairie bu Dakar teg fa délégation spéciale te loolu yaakaar naa débat gi mi ngi doog a ñëw tey depuis ba ñu commencé di convoquer Khalifa Sall di ko tuumaal laa ne leen ñii seen pexe mooy teg fi délégation spéciale dama yaakaar nag fàtte dafa gaaw 23 juin démb la fi woon askan wi nag damaa xamul population bu fi nekkoon démb ak bu fi nekk tey lan moo leen wutale ba ñuy élire ay député yoo xamante ni mbirum Macky Sall rek ak nguuram moo tax ñu nekk fi seen yoon ci askan wi seen yoon ci njëriñu askan wi moo tax politique mook état ñoo yem rek ils n'ont pas d'amis que des intérêts su ma demee day démb gis waa PS dossier député socialiste yi taxaw fa lu fa taxaw toog lenn rek jéem a xaawi sutura kii di Khalifa Sall ndax politique moo salte ci Sénégal lu ñu koy doxee yéen ñëpp ngeen xam ni kii lu ñu ko teg c'est un dossier politique ngeen taxaw sëgg ci di ko seetaan xel war a dem ci fàttaliku dëmb kaddu yi nga xamante ni moom la fi maam Abdoul Aziz Sy yëkkati woon fekk mi ngi leen di jaral heure bu ngeen xëy di dëpp yoon heure bu ngeen xëy di wane yéen ay député président de la république ngeen faalewu leen askan wi ñun duñu taay si di leen fàttalil kaddu yi nga xamante moom la fi maam Abdoul Aziz Sy yëkkati woon ñu dégluwaat ko te ñëwaat. bañ a falsifier ahadis yi ak ayat alquraniya. waaye doomu soxna yi nag nañ seetlu seen bopp nag bañ a fab aaya yàlla yeeg hadisu yonent bi di ko firee nu leen neex. ngir ragal gouvernement bi. ngir ragal nguur gi. ak ragal ñi lay jox chèque boo. ak ragal léegi tey nga wuute ci nit xalaat dootu la may bopp mel ne mag ñi liggéey yu ñu wala ñi fi nekk duñu borom yi xam-xam. nit du tuutal ba. assemblée bi def noonu. nee na su ko defee assemblée bi mel noonu. bu kenn andil Abdoul Aziz Ndaw lu dul dëgg. waaye bu dem ca kanam président Abdoul Aziz Ndaw bu ba liir projet bu dul dëgg. su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet. waaye bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple. waaye lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi. ak lu mu leen di jural amaam Allah yëpp. ak lu mu leen di jural ca kanam yàlla bu ngeen teel. allahumma salli ala sayyidina allahumma salli allahumma salli ala la ilaha illallah allahumma salli ala la ilaha illallah allahumma salli ala allahumma salli ala allahu akbar allahu akbar gis ngeen àdduna nit mën naa jaay lu nekk ba mu des ngor foo ko jaayee rek dafa fekk musoo ko am te bari na tey suñu askan bari na tey si policiers ñu si gore di moo tax politique foofu rek la baaxee parce que dinañu wan nit ki kan mooy kan yéen ngeen taxaw fi ne nit ki dañu koy tëj faalewu leen immunité parlementaire am ndax musu kaa am ndax ba ñu koy jàpp laataa moo nekk député la tey ngeen bëgg a ñëw taxaw ne immunité parlementaire boobu ngeen ko bañaloon démb tey il faut ngeen dindi ko pour mën kaa àtte seeni pexe ba ngeen ko nasee du tey ba ngeen nasee seeni pexe du tey peine bu ngeen ko war a daan xam ngeen ko bu yàgg teg ngeen ko war a juger xam ngeen ko bu yàgg Sénégal nañu bàyyi di ñu naxee naan ñu on a une justice indépendante loolu du dëgg exécutif mooy manipuler lépp mooy manipuler législatif mooy manipuler judiciaire on a qu'un seul pouvoir c'est le pouvoir exécutif yeneen yëpp ay altoppe lañu
bu ñu demee ba président de la République moom mooy choisir son président de l'Assemblée nationale moom mooy choisir ses députés magistrats yi moo leen di nommé kon kay bàyyi leen di ñu naxee naan ñu ay séparation des pouvoirs dara gënul ñaaw ñuy dund ci 2017 lépp lu ñu njeego bu nguur gi teg politique moo làqatu ci ginnaaw seen yoon ci li nga xamante ne moo leen fi taxoon toog muy jox ndaw yi xëy wàññi dund bi nit ñi ku feebar mën a faju ñoom sécurité publique bu doy baykat yi seen i jafe-jafe teggeeku leen sàmm gi naka noonu seen yoon ci yooyu yëpp benn calcul ngeen am benn objectif ngeen am muy comment faire pour gagner élection 2019 yi ngeen ne nag pour loolu ñi nga xamante ni njort nañu war nañoo war a mën a sonnal ci élection yi nañ leen éliminer d'abord duñu ci bokk jéego yooyu ci la ñu nekk tey waaye nag lu ñu naan bu ñu ne assemblée boo xamante ni kii di Moustapha Niasse moo ko jiite am na lu bari loo xam bu fay xew du ñu bett ump leen di 12e législature bi moo nekkoon bu gën a yées te 13e bi na moo koy raw déjà ni ñu tàmbalee nii 13e bi mooy gën a yées bi fi jóge on a une assemblée à l'image de son président te mooy dëgg nañu déglu ay kàddu Moustapha Niasse ñëwaat ci waxtaan bi. nee naa président Macky Sall ak ñun dañu bokk di liggéey joxante loxo benn jinne mënu yàq loolu benn imbécile mënu yàq loolu benn ambitieux mënu yàq loolu benn salopard mënu yàq loolu. Cette décision-là, c'est le parti qui va l'appliquer, c'est le parti qui va la protéger, c'est le parti qui va la respecter. Là, d'aller expulser un député, je ne le ferai jamais. Du ma ko def mukk du ma ko def mukk du ma ko def mukk waaye nag fayda ji doy na bi ku troublé doo wéy waaye doo wéy kenn moomul kenn nous sommes d'égale dignité su ma waxee colonel Thione mu nga ne génnee ko mu génnee ko parce que c'est l'article qui lui permet mais du ma ko def parce que ay nawle la ñu waaye nag ku fi cëppi man ngay fekk fii non il faut que les choses soient claires. jërëjëf kii moo jiite suñu assemblée nationale kii mooy Moustapha Niasse kii nga xamante ne moom moo dund kii di Khalifa Sall plus de 35 ans ci parti politique tey moom mooy organiser mascarade bi nga xamante ni avec la complicité de l'État du Sénégal pour ñu jëm ko ray politiquement ak Ousmane Tanor Dieng bien sûr mooy ndayu mbind bi te li ngeen ci xamul nag audio yii ma leen tegal léegi pexe bu nekk def nañ ko pour mën ngaa supprimer ci YouTube te bu nga demee ci YouTube di ngeen am sax problème pour mën ko gis waaye nag gannaaw ba ñun moom dañuy fagaru moo tax dañ leen a jiitu ci mbar ma da ngeen di fàtte rek àdduna lu fi waay def yow muy xëyam dinañ la ko àttewaat loolu moom bu yeboo mu leer leen def leen lu leen neex juge yi àtte leen lu leen neex le jugement dernier dina ñëw bu dee àdduna moo leen gënal dem leen ñun nag damay dellu di wax rek bu ma kenn ne da ngaa bokk ci Khalifa Sall wala da ngay taxaw jàppale Khalifa Sall. encore une fois ma ne leen man musuma jàppale benn parti politique lu mooy benn mouvement indépendant loolu dafa il faut mu leer dëgg moo tax may wax tollu nañ foo xamante ne ñaawte fii di xew Sénégal ku ko waxul naa fekk nga il faut que ñu koy wax moo xam nga ànd ci wala nga bañ cee ànd assemblée nationale moom musa doxalee nii nag depuis jamonoy Abdoulaye Wade loi Ezzan ñu ngi koy fàttaliku loi Sada Ndiaye ñu ngi koy fàttaliku tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk tey ci pouvoir bi ñoom ñoo doon contesté lu ni mel ñii de contesté yi ñoom ñoo taxaw doon jaay doole tey bal bee tourné et dans tout cela où est l'intérêt du peuple où est l'intérêt des Sénégalais loolu la ñu bëgg a xam moo tax muuru foofu ko falañ faale wu ñu dara seen bopp ak seen poche la ñu faale ak seen njaboot ñun askan wi il faut ñu yeewu ci lu ni mel il faut ñu yeewu fekk parloo mi ngi am rek dëgg du musa am nañu xool li nga xamante ne moom mooy njëriñu askan wi ñu taxaw défendre ko Khalifa Sall nag dañ koy défendre parce que xam nañu bu ñu paree ci moom it ci keneen la ñu jëm ndaxte ñii pareeguñu Karim Wade dàq nañ ko réew mi Khalifa Sall tëj nañ ko Idrissa Seck heure bu ñu xëyee ñi ngi jël ay militants du roppet di ko goto Ousmane Sonko gis ngeen tey accusation yi nga xamante ni tey kii di Diop si def na ko bu leen xam nag fu muy mujjee après ku fi taxaw di politique rek ñu ngi lay tilimal ku fi taxaw ñu ngi lay gàkkal et malheureusement tey lii moo ñu dal lan la ñu def yàlla suñu borom ba mérité li ñu mel lan la ñu def suñu borom ba mérité lii ci ay njiit tey suñu maam yi fu ñu tëdd ku leen yeewoon
dinañ kitaabu ne nekkul ni Sénégal bi dañ fi bàyyi woon. Sénégal boo xamante ne amatul justice Sénégal boo xamante ni seen même seen système de recrutement ku la fi yabal la ñuy wax xoolatuñu CV xoolatuñu compétence xoolatuñu loo xam ak loo mën ku la fi yabal rek. Sénégalais boo xamante ne faculté fi ñu war a mën a jàngee di fa wu sotee xam-xam léegi foofu formation accélérée des chômeurs la tudd ñu naan ko fac. Sénégal boo xamante ne maladie bu ñu demee ci hôpital yi ci couloir yi la ñuy fanaan fa la ñuy lalal ay basang di leen samp ay perfusion. Sénégal boo xamante ne koo gis mi ngi jéem a xalaat nu muy dóoree morom pour mën see génn. Sénégal boo xamante ne boo politiqueul jëloo carte membre APR doo tekki gis fi ay ministres yoo xamante ne tey jànguñu anivé ay ministres yoo xamante ne kaay maree la sax xamuñu ko dal la ñuy def suñu borom ba mérité lu ñu mel. ana Sénégal bu fi nekkoon démb ak bërki démb ban Sénégal la ñu nekk ban Sénégal la ñu nekk njiit bu la gën a baax mooy njiit bu la gën a yërëm askanam. bu la gën a yées nag mooy ku dëkk ji kàcc askanam di leen sàcc di leen jaay doole et malheureusement loolu la ñuy gis tey fi mu nekk nii loolu la ñuy gis ana relation humaine bu ñu am ana lu ñu naan Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ana lu ñu boole lépp un peuple un but une fois anamu ba tax ay intérêt politique tax ngeen bëgg a sacrifier ñu viwu nit ki faale wu leen si njabootam faale wu leen yaay bi nga xam dafa tëdd feebar faale wu leen li ngeen seq nit ki démb te li ngeen toog mu leer leen ni li ngeen koy tumaal dara amu ci lu mbir politique dara amu ci dara amu ci dara amu ci. maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di gërëm bu baax maa ngi leen di gërëm bu baax mbokk yi di leen sant di leen jox dig daje ba prochaine fois ci beneen peccum diaspora.